yaa ngi si jàmm ni nga yendoo dëkk bi yëngu na de yéen a ko yëngal de léegi yow da nga bëggoon joxe sa version léegi xaar ma def la haut-parleur gars yi déglu du dëgg ma def ko haut-parleur ngeen déglu non parce que li ngay wax yaa actuellement guddi na mais y a 5300 sénégalais ñu ngi toog léegi yow comme ñoom Ali andi nañ seen version te ñu nit fii wax dëgg fa yàlla ñëpp ay sénégalais lañu bëgg nañu xam tamit qu'est-ce qui s'est passé réellement léegi bismillah def naa la haut-parleur ma bàyyi la nga nuyu nga wax lan moo xew. salaamaaleykum maa ngi nuyu askan bi yëpp maa ngi nuyu. li xew mooy. Ali man jaayuma ko terrain bi. Ali man jaayuma ko terrain bi ndax moom terrain bi mu koy jënd si lébu yi ma jaay sama kër moom moo ma demandé ma boole ko ak ñoom parce que bëgg na sama dëkk ma boole ko ak ñoom ñu jaay ko terrain bi. premier terrain bi ñu ko njëkkoon di jaay 7 millions la ko doon jëndi maa ngi acti ay décharge la parce que moom fayul woon terrain yi normal xam nga terrain da ngay ñëw ñu ne la day jar 10 millions wala 15 millions wala 50 millions nga jël ko fay ñu defal la sa acte de vente nga dem mais bu dee da nga ñëw joytu ne amoo loo fayee da nga bëgg a avance di mottali dañ lay defal décharge moo tax Ali amul acte de vente mais am na ay décharge ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko jaay terrain yi te moom xam na ñu ko jaay terrain yi man rek tabax laa sekkoon nag moom tabaxal naa ko këram foofu la dëkk te Ali bu nee yoon attewul xam na ni waxul dëkk ndax génne naa ordonnance yi Ali porté na plainte ci procureur Ali porté na plainte Ali dem na kaso ci terrain bi yóbbu nañ ko kaso ci terrain bi ba mu am ci ordonnance sama tur mu ngi ci ordonnance bi ak turam ak turu kii moom terrain bi parce que bu taxawee ci biir réew mi mu ne dafa porté plainte te kenn attewul day mel ni réew mi amul yoon moo tax ma génn wax parce que atte nañ ñu mu demaat porté plainte ci procureur dafa bàyyi ba mu tukki mu dem jël protocole bi nga xamante ni moom moo taxoon ñu tëj ko ci bu njëkk bi parce que protocole bi ñu fekk dama ko yóbbu bi ma ko yóbboo fekk mu def benn acte bu 38 millions déposé ko fa te xam na ni jëndewul loolu ma ne ko signer protocole bi parce que 17 millions nga jëndee ma tabaxalee la 18 millions da nga koy bind signé ko ñu bind ko man ak moom mu signé ko mu yóbbu ko fi si descos bi ma ko yóbboo si descos bi si dañ ko arrêté moom ndax faux usage faux ñu defeere ko mu dem kaso jabaram jooju ma doon togg añ diñ ko indil foire foofu ba ñu dem si procureur ñu bàyyi ñu jugé ñu ne puisque man ñi ma jaay ñoo ko jaay koñ biñ ma jaay foofu lañ ko jaay man damay tabax maa tabax sama kër te maa ko tabaxal kon man boolewu ma ko ak ñoom pour yàqal ko mu dëkk ci kër gi te durant 7 ans te bi ñuy àtte foofu boobu dëkkagul ci kër gi te dañ ko ne woon bul dëkk ci kër gi ci la jógee dem dëkk ci kër gi léegi man bi ñu àttee sama avocat ni ma kii na nga ko bàyyi ginnaaw àtte nañ leen tàqale nañ leen war nañ ñu yàqaloo ko na nga ko bàyyi ci laa ko bàyyee lu bëri xew fi rek lu bëri xew fi mënu ma ko wax ci biir mais li ma tax ma dugg ci panel bi di leeral mooy man jaayuma Ali waaw léegi boo ma mënee déglu rek may lay laaj ngay tontu s'il te plaît merci beaucoup yéen ñi nekk commentaire yi déglu leen s'il vous plaît sinon it mën naa tëj commentaire yi du dëgg toog leen ngeen déglu lan lay wax seen nopp yéen a ko moom wax bu dofee nopp yi day wér comme moom c'est une sénégalaise Ali c'est un sénégalais Ali ñëw na joxe version ne Khady moo ko jaay terrain nax ko ba deuxième terrain ba Khady mu ngi di leeral da ngeen di toog ngeen déglu bu ko defee ñii toog seen kër mën a comprendre parce que la plupart tamit duñu déglu rek benn version léegi kii mooy ndeyu mbill bi ñëw na di leeral kon respecté leen leeralam bi ngeen déglu sinon mën naa teg commentaire yi kenn bañ a commentaire du dëgg liñ doon def pour Ali yërëm nañ ko dimbali nañ ko mais comme moom it c'est une sénégalaise te boobu ba léegi yéen a ngi naan ana femme bi ñii di ko saaga ñi naan wut leen photom donc moom it am na droit ñëw wax lan moo xew bu ko defee ñii am nopp dinañu gëm Ali wala gëm ko moom leer na parce que c'est une sénégalaise aussi bu ko kenn cottee fii léegi sista
yaa ngi may dégg. waaw maa ngi lay dégg. Ali dafa génn mu ne yow yaa ko jaay terrain bi nga dem ba ci biir ndeke du sa terrain ba moom mu ñëw mu tabax si des millions et des millions bu benn un bon jour la waa ji nga xam ne mooy ki moom kër gi tey ñëw taxaw ne moom terrain bi institut lan nga nu mën a expliquer Ali yow bi ngay xamante ak moom da nga fekk moom terrain am mu waxanteeg yow nga tabaxal ko wala yow da nga ko booleeg ay nit ñu jaay ko terrain est-ce que mën nga ñu leeralal qu'est-ce qui s'est passé réellement. Ali bu nee man maa ko jaay terrain teg ay kayit ci këram te mënu si yëkkati benn kayit tàllal ni bii acte de vente bii la man ni Khady Diagne jaayee terrain ngeen xam ne Ali xam na li muy wax ni du dëgg parce que nit bu la jaayee da lay jox acte de vente. waaw signature sa carte d'identité yooyu. parce que booy jënd terrain te amoo ci bail amoo ci titre foncier xanaa ki ngay jox sa xaalis ne ko jaay ma dina la jox acte de vente ne man maa la jaay. Ali amul acte de vente parce que da doon avance terrain bi ñu koy defal décharge ne ko bu fay bi motee ñu defal la acte lébu yi ma jaay sama kër ñoo ko jaay terrain bi cité biñ ma jaay foofu lañ ko jaay foofu la dëkk ñoo ay voisins lañ. yow ay lébu ñoo la jaay ay lébu ñoo ko jaay. ay lébu collectif ñoo ma jaay ay lébu ñoo ko jaay. yow sa terrain fu mu ne. ñoo bokk benn koñ. yéen a bokk benn koñ yow sa terrain amul litige. mais sama terrain bi ma koy tabax yombul woon parce que jotuma woon sama kayit mais lijjanti naa ba am sama kayit ba am sama autorisation ba tabax sama kër ba dëkk fa moom bi muy tabax dugal nañ demande papier mi ñu commencé tabax parce que dafa nekkoon location topp ma dimbali ma sama sœur nga man musuma foog ni Ali di wax ko tu dëgg. léegi baal ma tuuti sister dafa am benn version bu ma dégg que borom kër gi moom kër gi tey di kilifa googu moomoon terrain bi après ba muy toog xëy na tabaxoo ko yooyu Ali ñëw mel ni ku jël terrain bi kilifa gi dénk ko xaw ma day xam may dégg la ba ko kilifa bi dénkee terrain bi mu jékki-jékki Ali commencé ko tabax ba après Ali dem ci benn notaire pour jaay terrain bi si la notaire bi gisee ni turu kilifa bi moo nekk ci kayit bi si la notaire bi woowee téléphone kilifa gi daal di débarquer ñëw daal di ne kër gi këram la lu tax Ali di ko jaay est-ce que loolu am na loo ci for tuuti wala lan ak lan. tribunal bi mu àttee terrain bi xamal Ali ni Moustapha Ndiaye moom kër gi fekk na boobu Ali démarré na travaux yi mais amu ci woon kayit tribunal àtte ko ñu ne ko bul dëkk ci kër gi mooy ordonnance boobu ma yor di ko génne. tribunal Dakar bii moo ko àtte Ali dafa ne woon du fa dëkk ci ginnaaw la ñëw dugg ci biir kër gi dëkk fa parce que nee nañ ko àtte Dakar Sénégal mun na dem 20 ans nga dëkk ci kër gi ci base boobu la forcé ñëw dëkk ci kër gi te bi mu dëkk ci kër gi xam na ni exactement kii mu ko sekkal am na ci titre foncier xaw ma bàyyi mais man bëgguma dugg ci propriété Ali man damaa amoon nag moom protocole pour construction tabax laa sekkoon ak moom tabax naa ko foofu la dëkk na respecté loolu. baal ma léegi bi nga koy tabaxal est-ce que amoon ngeen kayit yu wane que dala jox pour nga koy tabaxal wala xaalis bu mu la doon jox amoon na ay décharge pour ñu comprendre est-ce que tamit Ali mos nga ko bindal acte de vente pour wane ko yaa ko kii parce que ñu ngi naan ay falsification am na si. falsification yi ku ko def. falsification bi xamante ni man maa ngi ak moom ci sama loxo te moom plainte bi mu porté plainte ci procureur moom moo jël protocole bi ñu sekkoon man ak moom parce que bi ñuy tabax mënul ñu ko defal acte de vente parce que yoru woon xaalis pour fay intégralement terrain bi man dañoo sekk protocole d'accord mooy terrain bi juboo nañu ci premier terrain bi 7 millions muy tabax bi compliqué mu gis bi nekk en face léegi yi ne ko bii mën nga ko jël te moo gën a mag ñu ne ko kon da ngay yokk 11 millions muy 18 millions mu ne man léegi li ma fa commencé woon tabax 3 millions la ma ne ko kon da nga koy génne ci construction yi ma lay tabaxalee sa kër bii ñu calculer ko ba mu yegg mu génne ko ci beneen kër gi tuxu beneen terrain ñu tabax boobu facilement mu fondation élevation coulage 17 millions la ma fay ma tabaxal ko fondation élevation coulage. est-ce que loolu yaa ngi yor preuve yi mooy bi nga. maa ngi ak protocole d'accord bi ñu bind sama avocat moo ko bind mu signé ko ma signé ko ñu légaliser ko. loolu lan la woon pour nga tabaxal ko kër gi.
pour ma tabaxal ko kër gi ba pare wane terrain bi mu njëkk a jënd 7 millions ak biñ ko joxaatee bii 18 millions mu yokk si 11 millions mu signé ko mu toog ba jamono neex ko bii mu amee problème ak borom kër gi kii porté ko plainte d'escorte biñ ko ooyee ne ko ana ni nga jëndee kër gi mu dem indi fa benn acte de vente 38 millions. foo acte de vente man ma jaaxle acte de vente boobu xaw ma fu mu ko jëlee. léegi si laa indee. xaaral ma loolu garaaw foofu. parce que si laa indee protocole d'accord bi ñu sekk man ak moom. loolu moo indi déferment wam parce que li mu def faux. bi mu indee acte bi mu indi te ñun jaayewuñ ko ba pare signé ak man protocole d'accord te protocole bi 38 millions nekku si loolu moo tax ñu déféré ko moom Ali. léegi bi ñu demee ba loolu weesu man ma voyagé woon ba ay 4 ans après Ali jël même protocole boobu noonu nga xam ne moo ko tëjoon leeral suñu diggante mu falsifié ko demaat def si acte 38 millions dem porter plainte si procureur preuve yëpp a ngeeg man nii PV bi ak ñaari protocole yëpp mu ngi ak man léegi nag boobu protocole bu mujj man mu ngi ak man porté gu ma si plainte parce que daf ma doon fexeel di ma waxal loo xam ni jëndewu ko parce que 38 millions jëndewu ko 18 millions la jëndee ñu tabaxee 17 millions lii lañ sekk te man joxuma xaalisu jëndam dafa jënd terrain bi si lébu yi def ak ñoom ay décharge yi ñu ngi fi moom moo ko signé ak ñoom. ok loolu laa bëggoon wax moom ba muy jënd terrain si lébu yi la ko jëndee. est-ce que lébu yooyu ñu ngi dund est-ce que xam nga lébu yooyu ñan lañu. kenn kese moo ci dee mooy ki ko njëkkoon jaay bi terrain bu 7 millions bi. léegi lébu yow xam nga leen noonu ñooñu ñu ngi fii moom xam na leen. exactement parce que sénégalais yi tamit baal ma sister danoo bëgg mbir bi ñu xam tamit mu leer parce que moom bu xëyee un bon jour Sénégal y a 18 millions d'habitants mu ñëw ne yaa ko jaay terrain bi yaa ko arnaqué yaa ko jaay faux terrain. ana acte de vente bi. ban fit la Ali am ba mu bàyyi fi Kumba bàyyi fi Nabu ñëw ba ci yow ne Xadi moo ma jaay kër gi te kër gi teke moomu ko lan moo tax loolu Ali def loolu. man yabeel gisuma ko foofu li ma si gis mooy man puisque man la ñëwoon fekk si cité bi ma dëkk fi mu ne ma dafa bëgg si cité bii kër ma ne ko fii dafay metti parce que terrain yi xam te ni lébu yi ñoo la koy jaay tabax ko day compliqué mu ne ma dimbali ma yow sama sœur nga yaa ngi dégg loolu moo tax man ma dugg si boole ko ay nit ñu jaay ko. yow yaa ko présenté lébu yi. ñoom ñoo ma jaay sama kër. léegi kon moom est-ce que jàppul ne ko comme lébu yi yaa ko booleeg lébu yi gisatul lébu yi rek mu jàpp ne kon yaa ko dóor. mais gisatul lébu yi du wax Kaliphone moom xam na ki ko jaay xam na ni mu jëndee terrain bi tabax lañu sekk tabaxal naa ko tabax bi fa la dëkk 17 millions ku la ko tabax la plus de 300 mètres carrés kooku du triant du sàcc tappalekat matériel dong laa ci jënd te desel na xaalis ci tabax boobu mais man maa ci waxaatul parce que lu bëri xew na si ba ma xam nit ki ban façon nit la ñemeetuma sekk ak moom dara parce que Ali loo wax ak moom mu transformé ko waxee ko leneen kii li gën a garaaw laa lay wax borom kër gi nga xamante ni nee na moom titre foncier bi moom kayitu kër gi mais jox na ko 10 millions récemment. est-ce que wax na ko. loolu gis naa décharge bi non wax na si sànq. wax na si waaw wax na si man gis naa décharge bi bi muy jël 10 millions jàmbur bi. c'était pour génn kër gi si. waaw léegi jox kooku délai ne ko bu jotee dinaa génn si jàmm lu tax mu toog ba génn jot muy def scandale. parce que sànq tamit boo gisee ma boloon ko posé question bi parce que waa ji moom tey kër gi di Moustapha xaw ma lan le transporteur de ceeb la dama fàtte sant bi Moustapha xam ngeen ko laa dama fàtte bu dee mun ngeen ko commentéral Moustapha boobu yi moom mais tey Ali am na benn marabu sëriñ si mbàkke yi mën naa tudd turam mais damay denc tur bi kooku moo doon dox entre Moustapha ak Ali léegi Ali si boppam dafa waroon jox waa ji je pense 50 millions pour waa ji bàyyi ko kër gi mais Ali après daf ko ni finalement amul léegi Moustapha bu ma juumul dafa ne léegi kon maa ngi lay jox xaw ma lan 10 millions nga génn kër gi Ali nangu parce que man décharge biñ ma jox photo carte d'identité Ali mu ngi ci Ali daal di bind Ali daal di may ma tuuti Ali daal di bind ne man la Ali juddu xaw ma lan janvier lépp a ngi sama téléphone maa ngi wax ne que jot naa 10 millions ci loxo Serigne Sangam
pour ma génn kër gi délai de xaw ma lan loolu c'était en 2025 bu ma juumul. waaw léegi lu tax respecté wu ko muy indi scandale moom 10 millions moom li mu def si këram gi ëpp na 10 millions mu dëkk fa ak njabootam. waaw loolu moo ma jaaxal lu tax mu nangu jël 10 millions yi. léegi mu dëkk fa ak njabootam moom buy am na am si ngor bu ñàkk mu ñàkk si ngor. mais bu demee ba nangoo jël Ali dafa encaissé 10 millions signé ne damay génn kër gi. loolu tamit benn moment j'ai pas compris moo tax sànq ma bëggoon poser cette question parce que kanam ma ne jaru ko. léegi moom bu nangoo jël 10 millions nit ki te nit ki neewoon na ko léegi noo ma faye baax na moom moo ko wax de. moo ko wax de y a beaucoup de choses ak yoo xam ne xew na fi yoo xam ne man du ma ko mën expliquer mais man maa dem ba xam ne nit kii du nit koo xamante ni man mën naa def ak moom ma bàyyi parce que dëgg laa bëgg si nit man damaa bëgg nit kuy wax dëgg man maa tabax kër gi. man la jox ma tabaxal ko kër gi. léegi baal ma léegi beneen terrain bi mu wane sànq mu ne terrain boobu yaa ko jaay ba beneen daam gis ko si live bi daam boobu tamit ne yooyu xat yi yaa ko jaay parce que 20 de millions loolu looy tontu ci loolu. léegi ma dama koy ne mu dimbali ma ndaw soosu mu génne ko mu ñëw taxaw indi ba acte bi ma ko jaayee ak 20 000 loolu waxu Ali la. parce que bis que génn na si kër gee mu ngay yootaan terrain boobu tey mais terrain boobu na ci génne xelam ndax boroom da caa am kayit yu leer yu nekk impôt bee. léegi terrain boobu yaa ko jaay moom nee na fond terrain boobu la njëkk a dugalante ak ñun boobu lañ ko njëkk a jaay ñu jaay ko 7 millions acte baa ngi fii. kon léegi nangu nga yaa ko jaay dugg nga foofu. non man jaayu ma ko de ki ko jaay mu ngi si décharge bi defal naa téléphone bu ma wax téléphone waaw sister xaaral tuuti ki ko jaay dafa gaañu 7 millions la ko jaay man aw ma terrain di jaay dama lay déglu ma waaw déglu ndànk rek wuy ma bu la toolee fa bu la nekk nga coppi xëy na da nga juum non xëy na da nga juum ci sa communication si fa man xam nga waaw écoute s'il te plaît rek écoute rek yow yaa ne terrain boobu lañ ko njëkk jaay yaa ko wax lañ ko njëkk jaay xam nga li tax man ñu may tudd si coow lii. waaw parce que man damaa boole ay nit. mais mënuñu ma si génne. loo waral sama tur bi boo déggee ñu naan xadi parce que Ali bi muy ñëw fii man la waxanteel ma présenté ko ñi ma jaay samay terrain bëccëg mu leen di jox xaalisam di def décharge kon mënu ma génne si leen ñoom man du ma lâche. man même bu méttee suma juuma damay wax man la mais man jaayuma Ali terrain ana acte de vente bi man du ma jaay terrain parce que lépp yi ñoo may jox ñu régulariser ba mu am këyit am autorisation ñu tabax ko kër yi ma fi tabax bëri na seeni boroom dëkk si te kenn amu ci problème terrain boobu noonu moom la Ali njëkk a dugg di ko tabax bi mënut a nekk koñ bi yëpp xam nañ ko saa ñu tabaxee ñu saboté ko boobu 7 millions la ko jëndee woon mu avancé 2 millions. fayul 7 millions yi léegi bi ñuy tabax mënut a continuer saa yi su dugalee 300 500 ñu jéem commencé ñu saboté si lañ ko ne léegi nañ changé ñu dem jël yeneen parcelles yee rek moo gën a mag moo gën a cher mu waxanteeg lébu yi ñooñu jox ko terrain boobu léegi nag da ngay yokk 11 millions ci 7 millions yi ñu waxante woon léegi rek nga jël ko muy 18 millions mu ne d'accord na mu ne waaye am na lu ma def fee lu tolloog ay 3 millions ñu ne ko man ma ne ko léegi loolu dañ koy calculer si sama tabax nga génne ko si li may tabaxee mu ne d'accord na mu jël terrain bële mottali ko fële li mu defoon ci biir mu jël ko ci terrain bële mottali ko loolu moo tax moom munu joxewul 18 millions yu mot léegi terrain boobu moom lan moo ci yoonam ba mu siy waxaat mu nee na dafa am tey ne maa ko jaay ana kooku lu tax xam nga ni bu nit taxawoon ne maa ko jaay tey jii ak tool yi ni mel dinañ ko téye ba mu dëgër fatu ko yónnee la ana acte boobu ana décharge boobu gis nga décharge am ak ki ko jox 10 millions léegi ana décharge kooku ne man dama ko jox 2 millions terrain boobu ki ko moom mu ngi fi ki ko moom dafa am ay kayit mu ngi impôt koñ bi ba koñ bi daj moom moo fi am kayit bu dëgër am na droit réelam am na kayitam des ko xam na li may wax ci terrain boobu la def xelam fi mu ne puisque àddina jox na ko boobu mu bëgg a manipuler pour dellu fa tappalekat la day manipuler waate day jouer ay cinéma parce que jouer cinéma mun ta weesu mu jël 10 millions Moustapha Ndiaye boobu ba pare jëli yaayam dëkk ba teg ko ci télé bi pour nit ñi yërëm ko muy victimiser wu xam na li muy def bu baax léegi terrain boobu noonu ana borom terrain boobu moom yoonam da caa nekkatul bu bëggee xam borom na laal terrain bi bu bëggee xam borom
na laal terrain bi borom soriwul ci réew mi la jànge ba ko kilifa yi ay table barak yor ay kayitam yu leer nañ na dem laal terrain boobu. foofu man duma si wax léegi moom mu ngi naan yóbbu na la ñeent yoon ci yoon mais yoon àttewul mu ngi woo justice réew. mais Californie mos ngeen dem tribunal. mais Californie bu fekkee ni man daf ma yóbbu ci yoon moom musu plainte bi nga xamante ne borom kër gi moo ko moom moo ñu yóbbu woon tribunal man ak moom. bi mu indee faux acte de vente bi si laa indee protocole bi ñu sekk si lañ ko ci boolee moom arrêté ko si lañ amee ordonnance bi loolu yoon atte na ñu ne ko kër jàmbur buñ la fa gisaat mu dem dugg si biir kër gi après ordonnance bi la dem dëkk ci kër gi maa ngi date ordonnance yi léegi mu toogaat ba ma voyagé mu dem jël protocole boobu nga xamante ni moo prouvé woon ne acte bi mu indi woon faux la mu dem jël protocole boobu manipuler ko dem def si acte 38 millions mu def si bu mu leen si protocole bi 38 millions man bi ma demee di tontu si plainte am procureur la jógee ñëw soit transmis bi fii bi ma ñëwee di tontu si plainte bi ma yëkkati sama baat seen 38 millions si protocole bi ma ne leen protocole bi seet ma ko ak moom de waxul dëgg de jëndewul 38 millions si laa ñëwee sama kër ma jël acte de vente yi ma jël décharge bi jël protocole yi jël kayit yëpp yóbbul gendarmerie ñu xam ni benn terrain mënul am ñaari protocole ñu jël seen dossier def rapport yóbbu ko ci procureur classé ko sans suite ñuy xaar ma porté ko plainte ma xam ni ginnaaw dafa yoon njaboot te natt mu ngi ñëw si moom mu war leen assister war leen taxawu mais mu ñëw ko yàlla mais bu wala batikoo di insister yoon mu ngi fi te dinañu àtte parce que man damaa yor ay décharge yu leer yor protocole bi ma sekk ak moom ba pare ñi ma dëkkal ñii ku ci wax seede gis ni man tabax kër gi maa ko tabax te loolu laa sekkoon ak moom. ok demaa ko jaay na génne acte de vente. loolu laa bëggoon parce que là y a 8000 sénégalais xam naa ni guddi na il est 5 heures du matin fii ñëpp tëdd nañ xam naa bu doon depuis boobu la nit ñi gën a kii mais heure bi ñu bëri tëdd nañ mais bon de toute façon xam naa dinañ ko gën a yaatal mais man lu ma jaaxal yow Ali loo sekkoon ak moom mooy na nga def tabaxal ma sama kër ngeen bindante mu jox la. Ali moo ma yar. Ali tey mu xëy ne yaa ko jaay kër gi ainsi de suite c'est mélangé man j'ai rien compris. y a rien de mélangé. c'est Ali bi mu dëkk see si kër gi dafa tourner vestam waxatul ak man ñëwatul si man lijjantiwuma xamul sama dara sama yaa gaañu na fii wax naa ko waxaat ko depuis si suba jaalewuma lu gën a for loolu amul. bi ma ko tabaxalee ba mu jekk daf maa wan ginnaaw ànd ak ñeneen ne ci leneen munoon na bañ a tudd sama tur tey rek ndax ba ma bàyyee yàgg na ba kër gi paree ba tey daf maa bàyyi léegi du demee ba am problème di ma si tudd mu ngi may tooñ moom xam na ni man jaayuma ko moom xam na loolu xam na ni tabax bi ñu seetkoon li ma ko tabaxalee bu ko bëggoon keneen du ko tabaxalee munul nekk 300 mètres carrés man kolo bay bëgg a dee tabaxal ko kër gi jàppoon ni mag laay tabaxal nekk man ki may tabaxal du nitu dara na wax dëgg te li muy wax mu génne preuve yi joxe ko bu la nit jaay da ngay am acte de vente xanaa boobu même boo amul bàyyi amul tëj di nga am acte de vente na génne acte de vente bi ma dama sekk ak moom protocole yi ñu ngi ak man loolu la yoon gis moom la yor moo tax ñu autoriser lii parce que nekkul ci dëgg waaw kayit yooyu mu ngi ci loxoy yoon Sénégal am na justice nit ñi ñu ngi fi yoon mu ngi fi àtte nañ ñu dem na ci procureur dem na ci juge léegi lan moo fi des fekkee yaakaar na ni mën na tappale ba dugal ma ci loo xam ne sekku ko ak man maa ngi nii toog di ko xaar tabax lañ sekk tabaxal naa ko tabax bu yomb rek te tabaxal ko lu baax rek lu rafet te maa ko defal plan wam. léegi noo gisee situation bi tey nga gis tey ni ñëw génnee ko yooyu Sénégal yi defal ko kañot ak yeneen ak yeneen loo ci mën a wax ci loolu. man li ma si mun wax mooy man Ali erreur monumentale bi mu def te ma xam ne lii d'accord ma ko mooy 10 millions yi mu jël si waaj nit rek kaddu rek nga am. léegi 10 millions yooyu lan moo tax mu def décharge jël ko pour génnoon kër gi la. waaw pour xooli feneen moom moo ko jël moom moo jël 10 millions yi pour utee ko fu mu dem dimbali ko parce que waa ji nee na da ko koy jàppalee yërëm na ko parce que fu ne dem na fa ñu ñaan njëkk kooku rus nit ñi may ko 10 millions mu bind ne day dem. dem ba dem jot mu génn ci ba set ci wecc manigance lii yëpp indi journaliste yi di manipuler yor sama der bi waaw yor sama der bi man bu ma ko jaayul man ak de vente am nekkuma ci jaayuma ko joxuma xaalisam
ma jaay ko terrain man naka laa koy joxee xaalis pour mu dem jënd terrain bi 50 millions. léegi yow bi ngay tabax kër gi amoon na autorisation de construction ak yooyu. kër gi biñ koy tabax. waaw xam nga comme kuy tabax kër gi ne moom est-ce que autorisation de construction amoon na. mais bu autorisation de xam nga autorisation de lotir dafa am mooy bi mairie bi di joxe bu ma amul woon autorisation mënu ma tabax parce que man Ali bi ñu koy tabaxal xam nga man bëgguma dugg si propriété Ali. ay non dañuy waxtaanee parce que sénégalais fi mu toll nii yoo xam nga débat yi dafa man Californie Ali dama ko bàyyi. sister non wuy ma sister. digganteem ak Moustapha Ndiaye sister xaaral ñu waxtaan tuuti rek xam nga sénégalais yi mbir mi dañ ko jël mu nekk seen ndekki seen añ seen reer. yow yaa ngi suivre actualité bi depuis démb ñu bëri lekk ñu naanuñu cagnotte si même pas 24 heures 60 millions loolu mu ngi doog a am ci côté nit ak nit nii rek vraiment donc affaire bi dafa occupé sénégalais yi donc yow boo ñëwee andi sa version dañu bëgg a xam ne tamit mu soo leer comme yow tabaxkatu kër nga te la plupart yéen tabaxkatu kër yi bu nit ne tabaxal ma kër li ngeen di koy njëkk a laaj ana autorisation de construire bi dañ la koy won ba mu la jox autorisation de construire bi turu kan na si nekkoon turu kii moom tey